Tidiane Gueye asalaamaaleykum El Hadj. waaleykum salaam Hadj Babacar maa ngi lay ziar ñëpp ñu ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi ak toxalam élection locale yi projet de loi bi jàll na ci conseil des ministres ñu adopté mu des nag ca penc mën koy waxtaanee bokk na ci dialogue national bi dialogue politique gi foofee nag ba tey amul ak yëgoo lu jëm ci wàllu dal geeg jàmm ji dellu si Sénégal daa mel ni ña nga ko jublu ba tey ci fànn woowee waral bàyyi Guy Marius Sagna Demba Assane Diouf Clédor Sène bàyyi nëgandiku ca Bignona naka noonu militant Pastef yéen fa tegoon loxo daal dinañ leen di baax ca kaso ya nu nekkoon bis na tey ñaareelu alternance politique ci Sénégal bi président Sall faloog léegi juróom-ñeent ci at tey jile 25 mars 2012 la woon wàllu pàttaliku it ku tedd ki Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu 25 mars 57 25 mars 2021 ci pàttaliku ci xalifa bu njëkk bu Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu anhu ci technique bi Abdou Thiam. ñetteelu toxal ñeel élection locale yi gouvernement bi adopté na démb ci conseil des ministres projet bi ci wàllu woowee ngir toxal gi ñeel élection gox-goxaan yi ak yokkug mandat conseil départementaux municipaux yi naka noonu toxal googee nag war a doon waxtaan yi wala boog nekkoon ko démb ci ndajeem commission politique bu dialogue national gi waaye dafa mel ni foofe ak yëgoo amugu ca Pape Bess di baax ci ban app lañ nar a amal élection gox-goxaat yi acteurs yi bokk ci commission politique dialogue national bi déggoo wuñu ci date bi ñu nar a amal élection yooyu le Cheikh Sarr bokk ci ñi teewal majorité bi ci dialogue boobu dafa jàpp ne temps bi lu mu laaj rek war nañ ko ci def ngir régler li ñu war a régler yépp balaa ñuy dem ci ay élection audit beeg évaluation bi waroon na am diggante ñetti weer ak ñeenti weer leen nag comme délai yooyu mënuñu ci dara nañ ko topp ba ñu or élection yi nga xam ne dina jaar yoon ba benn coow du ci am mu def élection jàmm continuer liggéey ak jàmm loolu daal moo tax ñun ñu ne leen ñun heure bi nga xam ne yëf yi yëpp daal yemb na ñu organiser ko moo gën ñuy xëy rek di joxe ay date yi nga xam ne gis nañu ne wàllu politique moo ko gën a yëkkati que dëgg doxalinu réew. Moundiaye Cissé jiite ONG 3D togal société civile ci dialogue boobu ñaawlu na dàq yi nga xam ne du jeex ci élection gox-goxaat yi. Sénégal bi mu nekkee Sénégal ba léegi bi mooy première fois ñu dàq élection ñetti yoon mus nañu ko dàq benn yoon ñaari yoon mais ñetti yoon dafa ëpp ñuy jooy dàq boobu ñuy jël bëgg ci ko yóbbu maintenant ba 2022 maanaam dàq ko ci ataat encore. moom njiitu ONG 3D dafa jàpp ne ci app bu tuuti war nañ mën a def li ñu war a def te élection yi ñu amal ko. bi day tax ñu jegee élection législative yi mu mën a créer chevauchement maanaam jaxasoo entre élection législative yi bu boobaa mën nañu indi risque naan dañuy couplé duñu couplé dañuy dàq élection législative yi duñ ko dàq jàpp nañ ne ci république organiser élection yi loo ko gën a mën a gaawal moo gën même bu fekkee dañ koy reporter nañu def ci année 2021 ndax prévision yi ñu def mën na war na ne mën nañ ko def ci 2021. ñoom acteurs yi nekk ndagam déggoo wuñu ci date buñ nar a amal élection locale yooyu lee ñi ngi jël seen kàddu yépp jox ko njiitu réew mi ngir mu dogal. Pape Bess Diba jërëjëf wàllug activiste yi nga xamante ni ñoom la ñu tegoon loxo ci manifestation yëf yi woon Sénégal muy Guy Marius Sagna Assane Diouf Clédor Sène banal leen démb ci ngoon ñu ñibbi seen i dëkkuwaay ci liberté provisoire ginnaaw seen jaar ci kanamu juge d'instruction bu Ndakaaru ca Bignona naka noonu militant Pastef yéen fa tegoon loxo ñoom it bananu leen ñu fàttali ne ci manifester yëf yi woon lanu leen jàppe woon ginnaaw nag bàyyi ko Guy Marius Sagna ak i ñooñam mouvement Frapp France Dégage tey ci suba joxante ndajeek taskatu xibaar yi ci conférence de presse ci seen ab dal lay doon manifester yëfi woon juróomi fan ci weeru mars 2021 ñu fàttali ne kàggu mi def kayitu juddu yeeg yu sëy ak yeneen yu mairie Diamniadio ak dañ ko lakkoon enquête bi ñu ubbi ko boobaak léegi def na nag ay jéego yu am solo ba sax ki nu njortal lu ni mel daal dinañ ko ràññee ñu déglu ca maire ab Diamniadio Mamadou Moulay Guèye ak Abdou Diouf Diagne. voilà enquête bi sax am na lu mu commencé feeñal puisque am na ñoo xam ne ñi ci ñaari fan yu njëkk yi rek am na ñu bari ñoo xam ne ñi jàpp nañ leen yóbbu leen brigade ba am na ñoo xam ne sax déféré nañ leen ñu ngi continuer ak enquête bi parce que dañu jàpp ni am na loo xam ne lii sax xëy na mi ngi ci biir dinañ ko gëstu ñu xam ñan la. mais am na image yu commencé génn. waaw am na image yu bari yu commencé génn puisque xam nga maire bi installé woon nañ ci aussi caméra de surveillance mi ngi woon fépp avant ñuy toj ñenn ñuy toj caméra kii bi surveillance bi am na
image yoo xam ni jot na génn ci la lañu gisee ay éléments yoo xam ni sax ci la leen identifié ba xàmmee ba jébbal leen la brigade mais enquête du jëm foofu ñu ngi ci te yaakaar naa ni liñ ci seenu jàpp naa ni incha allah dina am puisque am na ñoo xam ne ñi identifié nañ leen image yaa ngi fi jox nañ ko ñun ko war a jox ubbi nañ enquête bi te yaakaar naa bala moo yàgg lépp incha allah dina leer. ba tey ci xibaaru suba seeg RFM du faral bari lu muy am lu jëm ci wàllug taxawaay ñeel union magistrat yu Sénégal ñoom alxamis tey ji nag danoo am ak taxawaay jëme ko ñu ne ci gën a dooleel gën a yokk moom sa bopp gi di indépendance ak wér gi ci taxawaay ñeel justice bu Sénégal loolee jaare ci séminaire boo xamante ni lanu cay waxtaane mooy état de droit indépendance bu justice nanu ko rëddee nag mel na ni kon ni ñu ko waxee ci njëlbeen ñoom ci seen wàllu bopp gis nañ ne jóg jot na jubbanti war na leeral yi Abdoulaye Cissé. ndaje mi union des magistrats du Sénégal woote dafa tënku rek ci charte ak wax seen yéene ci ni ñu bëggee justice gën a am ndëgërlaay gën a am indépendance te ñu gën koo wegg xëy na du leen jotale ak kilifa gi di ministère de la justice waaye ci ni ñuy layalee ndaje mi xëy na mën naa am woroo ndax dañoo jàpp ni ci xew-xew yi fi jaar bu yàggul tax na ñenn ñi am gis-gis ci justice bu tëddeewul njaaxaanaay yokk ci ndaje mi UMS woote am na ñaari waxtaan yoo xam ne jar nay bàyyi xel lool sax ndax nag UMS dafa duut baaraam ci li nga xam ne moo du yàq justice bu njëkk bi waxtaani procureur spécial CREI ba woon la magistrat bi nekk à la retraite tey di Aliou Ndao dana waxtaanee yan ponk la ñu war a jaar ba réformer justice réforme yu mënula ñàkk ci kàddu UMS bëgg a taxaw it ci diggante parquet maanaam procureur ministère ak conseil supérieur de la magistrature bu nu ca jógee beneen waxtaan wi dana dugg si jëm ci réforme conseil supérieur de la magistrature bi nga xam ne UMS boobu ba léegi day xeex pour président de la république ak garde des sceaux génn ci bañati koo jiite waxtaan wa nag juge Souleymane Teliko moo koy amal moom président UMS bu yàggul jote woon nag ministre de la justice ba mu kalaame ko ba magistrat yi nekk chambre discipline bu conseil supérieur de la magistrature daan ko balaam tax na bii xëy na ndaje mu njëkk la waroon a doon ak garde des sceaux waaye ci lu ñu for garde des sceaux dana yónni ndaw ci ndaje mam terewul nag li ñuy waxtaanee mooy luy gën a dëgëral justice gën koo jox indépendance waaye ca mujjanteel ga ay atangi ni UMS déggoowu ci ak kilifa yi ngànk ministère bi. jërëjëf Abdoulaye dinañ wéy di ànd ak mbokk yi RFM ci lépp lu jukkee ci boobu séminaire bu union magistrat yu Sénégal conseil des ministres ni nu ko baaxoo àllarba june ci Sénégal démb it noonu la demee ci palais de la République bokk na ci la fa jugee ne ay kàddu ak i digle yu njiitu réew mi président Macky Sall ñeel ciment bi sàkku na ngir ciment bi kon ministre des finances budget ak naatangoom bi yore wàllu jënd ak njaay ci lëngoog ministre industrie ñu daal di may gët bu baax lu jëm ci wàllu régulation maanaam yoonal gi ci marché ciment bi ci Sénégal ci weneen wàllu président Sall sàkku it ci ñi nga xamante ni ñoo yor fànnuk mbay mi ak njënd ak njaay mi ñu fexe ba ñi yëngu ci wàllu mbayam soble mi pomme de terre bi naka noonu gis ci bu baax ci wàllu njëg seen bopp wax na it ci li nga xamante ni moo war nekk dal ak stabilité ñeel lu jëm ci wàllu njëg yi li nuy gën a jëfandikoo néew dund ci mbooloom gox yi Sénégal bokk na ci li tukkee neb dogal ci conseil des ministres paluk ancien ministre bi ñu dénkoon économie numérique ak télécommunication soxna Ndeye Tické Ndiaye Diop léegi mooy ki nu fal ambassadeur bu Sénégal ca Brésil moom président Macky Sall nag mu ngi fal woon juróom-ñeenti at ci tey jile maanaam palu gu njëkk ga ci kanamu maître Abdoulaye Wade jàllam di alternance gu njëkk atum 2012 ci téeméer yoo jël juróom benn fukk ak juróom ñu tollantil ko pal gi 2019 gi romb ak téeméer yoo ci jël juróom fukk ak juróom-ñett kon bis ne tey juróom-ñeent ci at ci boppu Sénégal ci wàllu fàttaliku it kilifa Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu bis ne tey juróom benn fukki at ak ñeent mu làqu léegi moom xalifa bu njëkk bu Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu anhu ci xilaafa gi de 1922 ba 1957 fanweer ak juróomi at moom ku tedd kii ñu fàttali ni mu ngi làqoo ci juróom-ñaar fukkeelu atam ak ñaar bokk na ci ay jaar-jaar ak loo xamante ni nay màndarga ci liggéey bu sell bi nga xamante dootul dañ ba mukk ci taarixu tarixa tijaan moom Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu ci wàllu daara yi ci wàllu club religieux ak yeneen nekk taxawaay
ba tey ci xol ak xel yi ñuy ñaan suñu borom subhaanahu wa taala yokk leeram te taas nu ci barkeem. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. askan yi yëngu ci wàllu kaw gi di wane seen ñàkk ànd ci nu nu yoree forage yi kuréel gi nu dénk forage yi Sénégal office forage ruraux au fort la nu gis mooy la nu ci jublu ci yeesal yi mooy fexe méngaleeg jamono professionnaliser secteur bi ñu ngi woo askan yi rek nag ñu ànd ak ñoom ci yooyee réforme ñu jógtee ngir secteur am ndox mi ci àll bi direction bu OFOR nekkoon ci nganuk chantier bu château d'eau ba ca Sindia lu toll ci téeméeri million war cee dem Abdourahmane Diallo. fan yi yëpp dégg nañu ci ay gox yu bari ñuy ñaawlu changement bi nga xam ne dañ ko am ci anam gi nga xam ni moom la ñuy yoree forage yi directeur général bu office des forages di dalal xelu askan wi Seyni Ndaw. Aujourd'hui nous sommes en train de faire des contrats de fermage avec des opérateurs. Mais il ne faudrait pas. tey jii nii ñu ngi amal ay contrat ak yenn opérateurs yi nga xam ne ñoom la ñu war a dënk pour ñu téye forage yi ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ko yoroon maanaam askan wi bu ñu jàpp ni dañ ko bëgg a fokkati seeni loxo dafa fekk rek dañu nekk ci jamono ji nga xam ne dañu bëgg a professionnaliser mbir mi ndax yenn saay forage yi paan ak yenn jafe-jafe yi nga xam ne da koy am te ñi ko yoroon mënuñu ko def li ni mel moo tax ñu daal di bëgg amaat beneen taxawaay bu bees ñu ngi ci ñaan askan wi ñu dimbali ñu ci mbir moomu. Et d'accompagner cette politique de l'État. moom mi nga xam ne dafa ñëwoon visite de chantier ci Sindia directeur général bu OFOR château d'eau bu nekkee ci bërëb bi liñ ci dugal jege na téeméeri million projet bii nag dafa bokk ci programme bi nga xam ne dañu bëgg a jox gox-goxaan yëpp ndox gu sell. Il y a quelques mois de cela am na benn forage boo xam ne bii réalisé woon nañ ko fi pare woon na mu desoon nag benn château d'eau boo xam ne bii ñu ngi ko fi def muy château d'eau boo xam ne bii dafay ñëw doubler li nga xam ne lii mooy château d'eau bi nga xam ne bii moom fa fekkoon muy château d'eau boo xam ne bii 200 mètres cubes la am hauteur de 20 mètres donc bu ñëwee yokk ci 100 yi fa nekkoon muy 300 mètres cubes de stockage donc yaakaar nañ ne dana améliorer sensiblement joxe ndox bi fii ci localité bi nga xam ne bii dafay màgg. chantier château d'eau bi nag liggéey li ci des bareetul te bu sottee lu ëpp fukki junni doomu aadama dinañ ci jot ndox bu sell. RFM bu Abdourahmane Diallo. jërëjëf Abdourahmane ñu waxtaanee wér-gu-yaram ak xeex beeg jàngoro yu sëqët si di tuberculose kilifa yu kër docteur yi Sénégal xamle tëralin yeneen yu bees yoo xamante ni mooy gën ci wàllu xeexin wi bu nu sukkandikoo ci kàddu yu secrétaire général bu ministère de la santé ak action sociale xamle ni Ndakaaru nag ñoo ëppale ci jàngoro ji maanaam ci téeméer yooyu jël ñeent fukk ak ñeent ci fukk ak ñaari junni doomu aadama yu ko am ci atum 2020 Sénégal fukk ak ñaari junni yu tegal juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett yu amee jàngoro yu sëqët si leerali Alassane Mbengue mooy secrétaire général ministère de la santé ñu teglu ko ak Papa Balla Gueye. at bu jot lu toll ci fukki million ci ay nit dana leen dal ci ñooñu lu toll ci million ak genn wàll dinañ ci faatu ci Sénégal aussi tuberculose bi dafay am ay nit yu am solo yu benn nombre bu am solo bu muy dal moo am aussi ñu ci faatu mais li bees ci mbir mi mooy ci 2020 bi ba ci 2021 bi. ñëpp xam nañ ne dañuy dund feebar bi ñuy wax Covid-19 mu xaw ci yenn aspects yi nuru ak tuberculose mais aussi ñu seetlu ne ñi nga xam ne dañu am tuberculose bi ragaloon nañu dem ci centre de santé yi poste de santé yi ak hôpitaux yi ba tax na ñu ne nañu xool nan la ñu mën a defee ay stratégie nga xam ne jéego yi nga xam ne defoon nañ ko ci at yi mujj mu bañ a naxasaay. tuberculose boo ko seetee 80% ci ñi muy dal mu ngi leen di dal ci juróom-benn région mu di Dakar di Thiès di Kaolack di Diourbel di Ziguinchor di Saint-Louis mais ci juróom-benn région yooyu Dakar mën nañu wax ne moo ëpp lu muy jël ci cas yi lu toll ci. téeméer boo jël ñeent fukk ak ñeent yi Dakar la leen feebar di dalee. sport gi Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi lay ziar. maa ngi lay fay El Hadj Assane. bismillah. daal di ko door rek wàllu football nga xamante ni jamono gi ña nga koy waxtaane ak ci lu jëm ci wàllu éliminatoire wala boog qualification Coupe d'Afrique des Nations bu ñu na ma amal ca atum 2022 ca Cameroun ni ki démb nag am na yeneen ñaari équipe yi nga xamante ni jot nañoo qualifié
loolu nag ci xayma moo di juróom-benn équipe yi nga xamante ni jamono gi jot nañoo qualifié ci googule Coupe d'Afrique moo di République bu Guinée mi nga xamante ni démb ca Conakry daa mujj am ndam ci digganteem ak Mali benn bal ci dara seen but nag ko dugal mooy di Seydou Bassouma si national daal di am fukki poñ ak benn daal di kon bokk foqati place bu njëkk bi ci groupe A bi ci ñi nga xam ne ñoo di waa Mali jamono gi ñoo leen rawee benn poñ waaye Mali itam jot na qualifié ci googule Coupe d'Afrique ga ñuy amal ci atum 2022 ca Cameroun Burkina Faso itam jot naa qualifié ci Coupe d'Afrique googule ñoom démb dañoo daal di amal ab match nul 0 bi partout ca Ouganda Bertrand Traoré ak ñi mu àndal nag ñoom lu wóor te wóor moo di danañu daal di kon bokk féete lu mu metti ci ñoom si ñaari place yi nga xamante ni moom la ñuy jagleel ñaar ñu qualifié ci googule Coupe d'Afrique kon bokk Burkina Faso moom leer na geneen jongante diggante Malawi la woon démb ak Soudan moo ko fekk ci dëkkam dal di ko daan benn bal ci dara ci googule groupe Malawi fu mu toll nii mu nga féete si ñetteelu place bi rawee ki benn poñ Ouganda mi nga xamante ni moom 6e journée bi dana kon bokk soobu ci yile jongante ngir fexe kon bokk na mu foqate place googule ngir mën a qualifié ci Coupe d'Afrique gañ na ma amal ca Cameroun ci groupe K bi foofu nag yëf ya ma ngay tàmbalee jafe ci waa Madagascar moom démb Éthiopie moo ko dal di daan ñeenti bal ci dara Éthiopie fi mu toll nii dal na foqati place bu njëkk bi ci ñi nga xam te ñu di waa Madagascar jamono gi féete si ñetteelu place bi ñetti poñ wala boog ñaari poñ dal di dox seen digg Côte d'Ivoire yi tamit moom ci groupe googule ñoom qualifié guñu ñoom danañu fekki Niger ca Niamey niki ëllëg di ajjuma ci groupe F bi Rwanda moom dafa daal di daan ñi di waa Mozambique benn bal ci dara ñoom jamono gi ñu nga féete si ñaareel place bi benn poñ daal di dox seen digg ak Cap Vert moom dana tase ak ñi di waa Cameroun niki ëllëg ca Praia Cameroun mi nga xam te ne moom moo daal di organiser les Coupe d'Afrique des Nations moom qualifié na ba pare ñu daal di wax ci leneen moo di équipe nationale bu Sénégal bokk ci yile éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations ñoom nag qualifié nañu ba pare waaye teewul ba tey dañu daal di yeggali jongante yi niki ëllëg ci bu 16h jotee sa Brazzaville ñoom danañ daal di tase ak ñi di waa Congo loolu nag ci yoon googule ñi nga xam ne ñoo di suñu gaynde yooyu le ñoom démb daal nañu tàggatu foofule ca stade olympique bu Kintele nekk foofule ca Brazzaville foofu nag la ñuy daal di amal gi lay jongante ëllëg ci bu 16h jotee ngeen mën ko déglu en direct ci rajo Futur Média ci groupe Aliou Cissé bi kenn ki nga xam te ne dañ ko daan faral di woo bi la yoon jëluñu ko moo di Papa Alioune Ndiaye moom di milieu de terrain Al Ain nekk ca Arabie Saoudite moom jamono gi ñuy wax ak yéen Papa Alioune Ndiaye mi ngi fii nii ci Sénégal ci dëkkam di Linguère ni ki démb dal na assister sax benn match de gala bu doon dox ci diggante clubam di Jolof Olympique ak ASC Dara ndam dikul ku ci nekk nag jot naa dugal moromam ñaari but moom Pape Alioune Ndiaye jot na cee profité sax yëkkati ay kàddu wax ci équipe nationale ñu déglu ko ci micro Baye Assane Diaw. waaw projet bi dara taxu ko jug lu dul ñëw bëgg a yokk rek comme wolof day wax ku yokkul da nga wàññi ñun bëgg ñuy bokk ci ñuy wàññi dañu ñëw bëgg a yokk je pense que ne tey loolu moo motivé projet bi ñu ñëw tey fi ñu dëkk xam ne nit yi dañu bëgg football et puis ñu fi jéem a taxawal loo xam ne dina dem incha allah fii laa dëkk sama yaay Linguère la dëkk sama papa Daara donc man Jolof 100% la comme ni nga koy waxee objectif yi du dara lu dul liggéey rek parce que loolu rek mooy lu wér Jolof Olympique Club bébé la day door a juddu amul histoire loolu sax moo tax mu juddu pour am une histoire en fait. national di joué ñu seetlu ne Pape Alioune Ndiaye bokk ci lan moo xew. waaw Pape Alioune Ndiaye bokk si ñu bëri itam bokkuñu si am na itam ñoo xam ne bokkoon nañ si ñëwaat donc loolu mooy viwu équipe nationale mais je pense que tey dama ñëw pour ça. li nga changé club moo tax. bon waaw je pense que tey loolu moom yéen laa koy bàyyil comme yéen a xarañ ci analyse yi yéen laay bàyyi ku nekk rek mu def analyse am mais man en tout cas voilà lu taxoon tey ma ñëw fii mooy tey pour saafonte ak mes jeunes frères ak tey staff bi nga xam ne ñu ngi fi ak population bi yaakaar naa ne gis ngeen nit yu teew fii yëpp donc plaisir bu ngandale si man. ville bu Ziguinchor daal di sargal yenn ci ay doomam yu jot a ràññeeku ci la ñuy yëngu ci wàllu tàggat yaram di judokat yi di Monica Sagna Hortense Diédhiou canoïste bi di Edmond Sanka ak itam ñeneen ñi nga xamante nag jamono gi ba tey ñu ngay yëngu ci wàllu sport lii di ville de Ziguinchor da leen fas yéene jagleel benn bourse mensuelle tolloo ko 100 000 francs suñu koppar maire bi nag daal dina annoncé yi tamit yenn ci ay jàppale ci ñi nga xamante daal ñooy yëngu ci wàllu sport ngir daal leen yóbbu ba ca biti réew ñu fay amal léeg-léeg ay stage Lamine Ba.
ville bu Ziguinchor jël naa dogal sargal ay athlètes yi nga xam ne dañuy ràññeeku bu baax a baax ci continent bi wala sax li ko weesu mu ngi mel ni Edmond Sanka Monica Sagna ba ci Hortense Diédhiou maire bu Ziguinchor ne ci juróom yi nga xam ne tànn na leen ku nekk na la jox terrain waaye bourse bu 100 000 francs weer wu ne ngir jàppale ko ci li nga xam nag mu déplacement yi ñuy amal saa su ne Abdoulaye Baldé moom mooy maire bu Ziguinchor. juróom yi ñoo xam ne ñoo jot a nekk champion ku nekk dina leen jox benn terrain ba pare ñii ñoo xam ne ñu ngi pratiquer toujours ñu jox leen benn bourse ku nekk pour que at weer bu nekk ñu mën la jox dara loo xam ne si ngay jàpp mais aussi keneen koo xam ne mooy Cécile nga xam ne aussi moom léegi entraîneur la moom dañ ko jox terrain ba pare jël ko si mairie bi pour que mu nekk si formation si nouvelle génération bi. li weesu loolee Abdoulaye Baldé jot naa xam ne it ne nañu fexe ba dugalante ak seeni ay partenaires ngir ñu jàppale athlètes yi ñu mën a am ay stage de préparation internationaux. dinañu wax ak waa Le Havre parce que foofu am na ay club yu bëri yu def canoë kayak bu ko defee Edmond mu defee ses qualifications pour les JO de Tokyo ñu mën ko fa yóbbu balaa muy dem Tokyo pour que mu mën ko def weer mbaa ñaari weer pour que mu mën a entraîner dans les conditions yoo xam ne dina ko permettre bu demee Tokyo saa mu indi ñu benn médaille d'or donc loolu dinañ ci jàpp. athlètes yi nga xam ne Abdoulaye Baldé sargal na leen tey rafetlu nañ ko bu baax a baax ñu yëkkati ay kàddu ne daanaka mbir mi guléet la Edmond Sanka moom mooy champion d'Afrique ci canoë kayak. te kontaan nañ ci loolu tey gis nañ lu rëy mu defal mel nañ ko def terrain ku nekk mel nañu bourse chaque weer dañuy fay bourse bi pour ñu kon di entraînement jógee salle ak moto dem fu ñuy jógee. li weesu li nga xam ne amal nañ ko mairie bu Ziguinchor ne fas nañu yéene léegi am taxawaay jàppale seen i doom yi nga xam ne ñu ngay ràññeeku bu baax a baax ku nekk ci sa domaine bi nga xam ne fa lañ la xamee Lamine Ba Ziguinchor Radio Futur Média. Lamine Ba wàllu football ba tey waaye bi la yoon ci Europe ak première journée qualification mondiale 2022 niki démb nag la ñu ko daal di door Belgique ca dëkkam daal dina am ndam 3-1 digganteem ak ñi di waa Pays de Galles Pays-Bas moom ma nga woon ca Turquie waaye Turquie ka daal di daan 4-2 1-1 diggante France ak Ukraine fàttali nag France moom moo di équipe championne du monde Slovénie moom démb dafa daal di daan ñi di waa Croatie 1-0 amoon itam yeneen i jogante ak itam tey jii danañ daal di kon bokk yeggali yeneen i jogante ñeel ba tey première journée bu qualification coupe du monde Qatar 2022 loolu yëpp incha allah Alaaji Assane nañ ci dellu ci ne mu gën a yaatoo si suñu journal yu midi ak 13h. incha allah Cheikh Tidiane jërëjëf ñu dalal Anna Rocha ci wàllu cosaan gi chronique culture bi. maa ngi leen di nuyu mbokk yi lu ëpp ñetti téeméer ci ay poème la ñu daal di présenté ci édition bu njëkk concours bi ñu jégleel thématique ndox mi OLAC di office des lacs et cours d'eau moo ko organisé fukki poème le jury mujjee tànn muy ay professeur de français waaye itam ay bindkat activité bi ñu doon ko amal ci jamono yu ñu doon màggal journée mondiale de l'eau fële ca Ndar ñu fekk fa Mohamed Nabi Sila ngir yeneen di leeral. fukki taalif ci ñetti téeméer yu ay élèves yu doon sàkku prix littéraire ci wàllub ndox bu office des lacs et cours d'eau moom la ñu tànn gannaaw ba ñu gisee xarañte ju aju ci wàllub ndox ak gàncax ak lépp loo xam ni dafa aju ci wàllub ndox Aline Diop di directeur général bu OLAC xamle bëgg-bëggu xarañte ci wàllub taalif gu ñu gis ci bind yoo xam ni gone yi jot nañ ko def ci wàllub ndox. lu ëpp ñetti téeméeri élèves déposé nañu seen ay poème yàlla aussi jàppale ñu ba jury bi ñu jëloon te ay professeur de lettres ak ay écrivain ndar composé ko def nañu liggéey ba tànn si fukk yooyu te lan dajale woon pour jox leen prix boo xam ne lu mu tuuti am na ordinateur ay livre ay écrivain ndar bind ko ñu boole ko jënd ko jox leen. jury bi ay professeur ak i bindkat tànn fukk wane nañu njëriñ loo xam ni bindu Aminata Mignane Sow te nekk élève ci lycée Ahmed Fall am na ko. xalaatuma woon que ni dinaa fi gagné en plus dama si kontaan dëgg-dëgg dama bind si environnement bi li ñuy def lan lay jur daal li may yàq ndox nan la mënee yàq suñu environnement nan la mënee yàq suñu dund tey ak suñu dundu ëllëg. nañ jàpp ni rek concours poème bi aju woon ci wàllub ndox jigéen ñi ñoo ci gën a ràññeeku ndax téeméer boo jël ci ñi gagné juróom-ñett fukki yi ay jigéen lañu. di ko jaajëfal organisation internationale de la francophonie ak TV5 Monde daal dinañ taxawal benn fonds d'aide bu bees jégleel ko producteur de film yi waaye itam série yi ci année bu njëkk bi nag fonds boobu daal dinañ ci dugal lu ëpp. 200 millions ci suñu koppar jégleel ko kon ni ma ko waxee réalisateurs yi ak producteurs yi bokk ci fanweer ak juróom-ñaari pays francophone li ko dalee nag juróomi fan ci weeru avril la ñuy tàmbalee déposer lii di dossier yi mbokk yi fi la ñuy yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci diglu bi dig daje ëllëg incha allah.
comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. seen cuuraay raktak bi rey yooyu seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf élection locale yi ci réew mi wuute wut ak mbayum galas ciw naaj ci heure bu ñu jiwee bay séntu mu sax bu ñu ñëwee fekk mu seey Le Quotidien nañu muy élection locale yi di élection départementale yi dàqat nañu leen ba kañ yéenekaay bi nañu kenn tanewula ci démb daal ci la ñu jël dogalub reporté leen ci ndaje mi commission politique bu dialogue national bi doon amal enquête yéenekaay nañu mu des nag léegi ñu xam élection locale yi ñu dàq kañ la ñu koy defate ci réew mi ndax ci ñi ko séq démb ba ñuy waxtaan ak juboo amul ci seen biir ci kañ la ñu ko war a def Cheikh Sarr bokk ci majorité bi moom li mu jàpp moo di suñu bëggee organiser ay élection locale yu jaar ci yoon ci réew mi lu mu laadi il faut que dafay mat fukki weer ak benn mu Njaay Siise njiital ONC 3D fare ci société civile gi ne ñu ci yéenekaay bi xel xalaatu ko mënee suta tuxal élection locale yi ba 2022 Déthié Fall fare ci làngug noon na li ñuy di ñu xamal ci xët mu njëkk enquête yéenekaay ne ñoom ànduñu ci tuxal gi ñu bëgg a tuxal élection locale yi laas yéenekaay ne ñu ci majorité bi seen bëgg-bëgg moo di wote élection locale yi ñu yóbbu ko ba ci weeru février atum 2022 Les Échos ne ko waaye ñi ci opposition beeg ñi ci société civile gi ak ñi ñuy tuddee ay non aligné nee nañu mukk du ci dal lu ñu reporter élection locale yi warut a génn ci at mi ñu nekk mu di 2021 gi L'Observateur xëy ñu xamal ne lu ñeen reporter élection locale yi maanaam dàq ko ba jëmmi jamono njiitu réew mi Macky Sall jëmmal na ko démb ba ñuy def ndajam conseil des ministres fa la ñu adopté projet de loi bi jëm ci reporter élection locale yi sursoi ñu léegi tey yëf yi yegg assemblée nationale ngir député yi war koo càmbar meneen mbir mu jëm assemblée nationale Sud Quotidien nee nañu moo di mbirum Ousmane Sonko député yi fare ci opposition bi ñoo saisir commission ad hoc ba ñu taxawaloon ci assemblée nationale ba ñuy dindi immunité parlementaire bu Ousmane Sonko li ñu bëgg ci saisir ga moo di ñu neenal maanaam annuler li ñuy toppee Ousmane Sonko recours ba yéenekaay bi nee nañu ma ngay tegee ca taabali Moustapha Niasse moom président assemblée nationale moo war a convoquer député yi ngir ñu càmbar ko càmbaraale te mbiri député professeur Issa Sall mi démissionné ci parti PUR bi ko defoonub député mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr ñi ci yàqule te seen yoon nekku ci am na lenn lu ci L'Observateur xëy di leeral ubbil yéenekaay bi station Total yi ñu taaloon ci manifester yi tax na ba lu ëpp ñaari junni doomi aadama yu fa daan liggéeyee suspendre nañ seeni liggéey am na it ay liggéeykat yu ne woon ci magasin Auchan yi doon fa liggéey amoon fa seeni contrat ñu bari ci ñoom dàq nañu leen ndax fa ñu doon liggéeye taal nañu ko kër ga amatul lum leen liggéeyloo amatul it lum leen fay ay wi ci réew mi quotidien ne nañu njiit réew mi Macky Sall ma nga cee dox bu baax a baax ngelawal yaakaar mi ngi ëpp ci Sénégal li journal bi bëgg a wax ba tax mu bind loolee moo di ñi ñu téye woon ci kaso bi ci yëf yi fi xewoon bàyyi nañu leen ca ñoom ñetti activistes yi mu di Guy Marius Sagna Assane Diouf ak Amadou Clédor Sène ci la ñu bokk démb ci la ñu amee liberté provisoire lise ko nañu Abbas Fall ak Birame Souleye Diop yu parti Pastef ñoo ca nar a topp L'Observateur nañu firnde ngi luy wane ne njiitu réew mi Macky Sall bëgg na ak jàmm ko dal am ci réew mi Amadou Clédor Sène bokk ci ñi génn kaso démb di ñu wax ci xët mu njëkk L'Observateur ne moom deful benn appel au calme wootewul jàmm wootewul it ak dal ñu dali ci Vox Populi fekk fa waxtaan wu waa ji di Amadou Gueye bu ñoo lànk xëy def ak journaliste yu journal bi wax na fa ne muy Karim Wade di Khalifa Ababacar Sall amul kenn ci ñoom ku mën a amee amnistie ba naan yaa ngi yaakaara doon président de la République Farba Senghor ni ci Walf Quotidien xaw ma kande waaye kii di Karim Wade moom ay mbiram si fini juluk tubaab source wa nañu wax nañu ne moom Karim Wade yónnee na waa Parti démocratique Sénégal fukki watay 8 ak juróom-benn ndax wata yooyee Macky Sall dina ci mën a teg loxo ngir dugal ko ci borob 138 milliards yi ko waa Cour répression enrichissement illicite di toppe maître Moussa Sarr ni ñu ci yéenekaay bi lu mën a nekk la waaye nag ci kaw watay nekk ci turu Karim Wade ne bu nekkee ci turu Parti démocratique Sénégal bu boobaa état bi du leen mën a sisir ñu sisir Soleil national ba mu dëgër xooli fa programme logement sociaux yu état bu Sénégal bëggal askan wi te dénk ko waa SNHLM fan la toll yéenekaay bi wax nañu ne njiital SNHLM di Mamadou Diagne Sy Mbengue démb ba muy visité chantier ya ca Njaxiraat ba mu noppee fa la waxee ne 100 000 logements sociaux la ñu war a tabax lépp phase bu njëkk bi mi ngi war a toll ci 60 000 logements ñoom waa SNHLM nag li ñu bëgg moo di fii ak atum 2023 ñu tabax lu mu gàtt-gàtt 15 000 logements ba jébbal ko seeni borom ñu fekk ko ci xët mu njëkk Rewmi Quotidien moom directeur général bu SNHLM di Mamadou Diagne Sy Mbengue mu fay wax ne bëgg-bëgg président de la République Macky Sall moo di doomu Sénégal bu nekk am kër gu mu moomal boppam mën caa dëkk ci fukki million wala gën koo bari ci fukki million ak ñaar kenn ki ñu doon wër di Massoukha Mbengue mi yóbbante woon ab dorog Fatou Kiné Ndiaye Libération nee nañu moom Mass Mbengue ba mu feeñalaat na ñeneen ñu ràññee ci benn xale bu jigéen dib étudiant bu nekk fii ci Ndakaaru maire Beñe la ñu ko tuddee bu dorog bi masaana yegg si Ndakaaru moo leen ko doon jaayal moom xale bu jigéen boobee di maire Beñe journal bi nañu waa Ocartis ñoo ko rëbb ba jàpp ko ca Wakaam lañu ko jàppee ba ñu koy jàpp fekk nañu ci moom dorog bu toll ci 700 grammes. comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. seen cuuraay raktak bi rey yooyu seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi.
ñu àndoon ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko gërëm na ko noonu yéen ñi doon teewlu xibaaru suba seeg RFM gouvernement bu Sénégal jaare ci conseil des ministres adopté na démb projet jëm ci wàllu ak toxal ñeel élection gox-goxaat yi mu des waxtaan wi ci biir dialogue politique gi démb nag daa mel ni seen biir amalu ak yëgoo ci wàllu toxal gi ñeel yooyu élection jàmm jëg dal gi nu wër boobaak léegi ci réew mi mel ni ñu nga koy wéyal ci yoon woowee ña nga ca ci lañu ba sax démb Guy Marius Sagna Assane Diouf Clédor Sène liberté provisoire bi ñu naan ak noonu militant Pastef yi ñu jàppoon ci fitna gëfi woon ñoom it génneen leen ci kaso yi ak pàttaliku bis ne tey ñaareelu alternance politique fii ci Sénégal juróom-ñeenti at bi président Macky Sall faloog léegi bu njëkk ak diggam ak président Abdoulaye Wade ñaareel bi yoon ci wàllu kon tollanti gi ak moom it ci téeméer yu ci jël ci pàttali juróom fukk yaak juróom-ñeent ñu koy fàttaliku ci wàllug 25 mars 1957 it pàttaliku jëm ci ku tedd ki Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu alxamis tey jile kon ñi nga xamante ni ñooy umma islam bi yëpp rawatina tarixa tijaan di ko fàttaliku moom xalifa bu njëkk bu Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu anhu ñuy ñaan sunu borom yokk leeram bu baax si Malick ca taas ñu ci barkeem def jàmm Sénégal def ko ci xol yi. ci technique bi Abdou Thiam El Hadj Assane ci micro bi soxna Yacine Pouy ci wàllu digital gi ñu ngi leen di ñaanal kendalu jàmm ci kanam tuuti pencoo gi ak RFM dinañ ànd ak Babacar Ba bu forum du justiciable wàllu yoon la ñuy waxtaanee ak tolluwaay li Sénégal indépendance justice ak wàllu pénal gi ak doxalin loolu lépp dina bokk ci càmbar gi.